yéen a ngi jéem bëgg tekki ragal gàcce bëgg def lu baax yéen li ngeen soobu wane na ni bu doon xare du ngeen mës a daw kon yéen di dimbale leen war na yomb ndax toogul leen yu xaar ni ma leen gisee ngeen di demee noonu la jàmmaar war a demee li ma gis léegi ci xale yi Sénégal benn xale ne la watul ba yandoo asalaamaaleykum maa ngi nuyu sama waa koñ yi maa ngi nuyu gan yi di leen dalal di nuyu madame le maire di nuyu sunu DG Pape Ibrahima Faye di nuyu sama mag Ibrahima Sey di nuyu sunu délégué tonton Samba Diallo di nuyu sama papa colonel Ndaw di nuyu ñëpp balaa may lim di juum di nuyu docteur Ndoye di nuyu sama yaay yi toog fii yëpp di nuyu waa fédération Guinaw Rail yëpp man tey damay waxal sama waa koñ parce que macha allah sunu leader Mouhamadou Mansour kenn naatam leew ko ni jàmbaar la ci Ndar ndax Mouhamadou Mansour wax dëgg yàlla gis nañ fi mu jëlee Ndar ak fi mu ko indi tey nga nekk ci ginnaawam yow ak sama yaay jooj nga dendal di ko dooleel di ko jàppale lool fa mu mënta àgg tànkam mënu fa dem gémmiñam mun fa dem ngeen koy doxal gis nañ emploi yi macha allah gis nañu réalisation yëpp macha allah waaye DG Guinaw Rail bi sunu gox xam naa sa loxo da cee agseegul te dama yaakaar ni sunu jeunes yi yittewoo nañ ko wax dëgg yàlla Ndar set na Ndar leer na macha allah wax dëgg yàlla mais tamit sunu Guinaw Rail gi xaw na dese leer tuuti waxal ñu Mouhamadou Mansour googu éclairage bi soxlawaat nañ ko lool ci Guinaw Rail bi jeunes yi soxla nañu emploi ndaxam ñoom xeebuñu dara donte ay maîtrisards lañu ak ay ñu am ay licence ak yëpp femme développement yaa ngi fi duñ ay jigéen ñu yaafus dama yaakaar ni ñoom ñu booloo jël seen doole di def autofinancement jàppale seen bopp te mu am respect ak fonctionnement bu baax yaakaar naa ni ku leen dooleel ñu jëm kanam. ki nga xamante ni moom mooy Papa Ibrahima Faye directeur général CROUS ki nga xamante ni il est social bu ne plus social que lui n'existe pas parce que tey ji Guinaw Rail Pikine ak fi mu doon ci Ndar jooytunu ndax Pape Ibrahima Faye mais loolu buñ ko waxee c'est pas parce que moom moo fi toog ñu wax que mais képp ku toog fii aussi tu peux témoigner ça envers son endroit kon donc DG ñu ngi leen nuyu la jox sa wàccuwaay aussi mais également damay nuyu ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Sey ki waral woote bi nii bu ma ko nuyoo dafay mel ni nuyu naa sama sista kenn buggul fay mi nga xamante ni mi ngi si gannaaw bu ma ko nuyoo day mel ni nuyu naa sama grand frère Barley mi si gannaaw mais également bu ma ko nuyoo dafay mel ni nuyu naa sama tata Diané mi nga xam ne dafa jógee ba Pal wàcc ci fii Saint-Louis ainsi que nous la nuyoo l'ensemble des personnes qui constituent aujourd'hui le parti LDR Yeesal les démocrates réformateurs mu nekk ci dans la mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar pour xamal ne que LDR Yeesal Saint-Louis à travers le coordinateur monsieur Ibrahima Sey am nañu taxawaay bu dëgër loolu fii ci Ndar Géej plus particulièrement ci Guinaw Rail loolu dafa justifier encore une fois que le LDR Yeesal dafa nekk un allié sûr du président Macky Sall parce que ku xam le président Modou Diagne Fada loyauté am dafa dem ba nekk loo xamante ni dafa nekk à l'extrême bu nee une loyauté extrême mooy loyauté boo xamante ni lenn mënu ko jéggi boo seetee ba ci biir kon donc loolu bu ma ko waxee rek dafay mel ni damay dooleel képp koo xamante ni jiitu nga ma ci kaddu yi muy sama le responsable ki nga xamante ni moom moo nekk chef de quartier bii Daaru Salaam Guinaw Rail
mu nekk aussi boo ko dégloo en réalité da ngay xam ne Ibrahima Seye nekkul gannaaw raay di tëdd nelaw boo ko dégloo aussi biir da ngay xam ne Ibrahima Seye nekkul ginnaaw raay di njaaba njalle boo ko dégloo ba si biir da ngay xam ne Ibrahima Seye nekkul ginnaaw raay di lambar lambari. Ibrahima Seye jógul taw. Voilà une personne très noble. waaye tàccu leen bu baax tàccu leen Ibrahima Seye. DG, voilà un homme très fidèle. dëgg la ak dégloo rek gars yi. Voilà un homme très fidèle dans le quartier de Darou Salam Gannaaw Rail. Toutes les réunions, il représente le service. Toutes les réunions, il n'est jamais absent. Donc, Ibrahima Seye, ñu ngi lay gërëm devant tes autorités ici. ñu ngi lay sant. Ibrahima Seye, il met son argent, il met tout, il participe à toutes les réunions. La permanence, c'est chez moi. La permanence de Gannaaw Rail. Il n'est jamais absent et il met ses propres moyens sur toute activité de Darou Salam Gannaaw Rail. Ibrahima Seye, ñu ngi lay gërëm di la sant. loolu passé. lay def ci sunu instance yi ci kaw Benno Bokk Yaakaar ponctuel na ba pare toujours mi ngi teew ba pare nag di def ay contribution yu am solo nekk am na fi jàmbaar am na fi ku nga xam ni teewal naka teew bu rafet en tout cas nun ci sama tur ci turu Benno Bokk Yaakaar mais ci turu le maire Mansour Faye dañu koy gërëm. Messieurs, dames, à vos titres, rangs et qualités, protocole distingué, recevez mes salutations les plus sincères et les plus respectueuses. dinaa tourné kon daal di bàyyi sunu maam tubaab daal di ñëw si sunu làkk muy Kocc Barma jëm ci wax li nga xam ni mooy sunu quelques doléances ñun en tant que jeune. xam naa ni balaa may continuer y a une personne qui est très élégant aujourd'hui ki buy xaar ni dina ma waxal tey citation kon tamit xamal ni doo daan ndax dinaa wax citation maam Cheikh Fall da doon wax ci kàddoom naan man goo gis ñu naan la yow te du yow xamal ni ñu ngi la koy jiiñ te du yow te waxoo ni du man ñëpp naan la yawa nga taxaw naan mana te xam nga ni du yow te waxoo ni du yow xamal ni ñu ngi la koy jiiñ du yow waaye bis bu sunu borom taxawee ne yawa bu àdduna bi yëpp taxawoon ni du yow taal bu yàlla taal la sànni si xal rek sinon day tàgg kon Ibrahima Seye dinaa tourné jox la loolu yaa ko moom kon tey ñun lépp li nga xam ne dañ koy def defuñu ko ngir kenn dañ koy def topp sa ginnaaw ngir defal la ko yow donc yàllaa ni yow kon na ñëpp ni yow ku waxul ni yowaat day sonn rek waaye yow loolu leer na. léegi balaa may continuer dinaa remercier sunu jeunes yi fi nekk remercier kenn ku ne fekk naa la fa nga toog mu remercier la kontaan naa sa déplacement kontaan naa sa teewaay kontaan naa billaay sama xol dafa sedd sama yaabooy bii tamit kontaan naa trop si yow yaabooy bëggoon naa sama poste gën a diis ndax xam nga rek temps yi électronique benn sonal waaye dinaa la teral ba nga yëg ni teral naa la incha allah. Pa Ibrahima la dinaa tourné wax ak yow si ñaari waat ndax ay yóbbante la yun la yóbbante woon te jàpp naa ne suñu yóbbante yi yeggut ndax bu yeggoon ñu gis si résultat mais tey nag dañ bëgg buñ fi jógee suñu yóbbante yegg ndax résultat yi mën a ñëw ku naan sama papa Matar daf ma yóbbante ku naan El Hadj Ba daf ma yóbbante ku naan sama yaay jey na ba gisee daf ma yóbbante te su ma waxu seen yóbbante rek dinaa def loo xam ne jaaduwut waaw su ma jëlee sama yaay jey na ba gisee li ma yóbbante mooy nee na fii ci canal bi daa am ay nit ñu fay sotti mbalit te dafa bëgg ñu may ko suuf bu mu fa sotti ba kenn doot fa sotti mbalit ndax bu setee kenn du fa sotti mbalit sama papa Matar moom dinaa xaw a xëcc tuuti ndax keroog ñëw nga fi ay 2 heures du matin presque ay 1 heure 2 heures. di Pa Ibrahima Faye bi nga xam ni monsieur le DG xam ni maag papaam dañu ànd bu yàgg bu rafet te moom itamit fu ma fekk rek delloo ma sama cër maa ngi koy ñaana yàlla gis nañu tam ni mi ngi ci yoon bu baax ndaxte koo xam ni yaa ngi dimbali doomu aadama yi du joxe ay place di jàppale foo mënti yem kooku duñ def lu di la ñaana yàlla guddi gi fan ak wér ànd bi nga ànd ak vraiment monsieur le maire ànd bu rafet bu sincère la yal na yàlla jàppale ci. may ñëwaat nag vraiment di gërëm Ibrahima Seye vraiment
Seyif tey xam nga soo ko seetloo meeting yi sax lu ci gën a bari dama ci yàgg mais tey fii maa ci jiitu ndax sa taxawaay moo tax ndax da nga nekk ku sérieux bu ñu xamante yàggul ndax ci conférence des leaders la ñu fekkante mais nga nekk ku respectable koo xam ne koo gis jox ko cëram kuy joxe cër nag toujours da ngay cër dañ la koy delloo moo tax maa lay ñaanal di la gërëm te juumu woon tam ci considération bi ma la jox parce que ku gis lii ak considération bi nga xam ne moom la si nit ñi jox ci sa quartier loolu wane na sa taxawaay foofu kon yow it yal na yàlla jàppale. ku lim nag juum bàyyi naa ñu bëree bëri ndax am nañu ma àndal ma yegsee fii ñoom si jong ak Larou Mar ñoom ñoo bokkoon ci délégation bi mais dafa am feneen fi ñu leen woo mu nekk ité man foog ma toog kon nag vraiment maa ngi ñaanal ñëpp di ñaanal suñu coalition bi mu gagné élection yi ndaxte gagné bi lu tax ñu war koo ñaan mooy monsieur le maire Mansour Faye daf ñu defal loo xam ni fi mu nekk nii tey jii bu doon keneen duñ ko mën a am parce que man yàgg naa di politique fii ci Ndar maire yu bari tam fekk nañ ma fi waaye li nga xam ni moom la fi monsieur le maire Mansour Faye def ci 7 ans vraiment kenn def ko fi te yaakaaruma ne kenn mën na ko fi def kon ku si nekk rek su xoolee rek dina ci gis boppam kon nag moo tax maa ngi leen di ñaan yéen waa Guinaw Rail yéen ñëpp ngeen jàpp ci élection yooyu ngeen ànd ci ak seen xel xam ni élection yi ñuy def élection locale la maanaam dañu def pour suñu gox te bu ñu bëggee suñu gox dem kanam man gëm naa ni monsieur le maire Mansour Faye moo ci gën a gaaw kon nag du ma guddal maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp yal na yàlla mottali lépp allahumma salli ala sayyidina Muhammad. asalaamaaleykum waa quartier Guinaw Rail ñoo ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di jiite ci nuyoo bi nag sunu doyen bi toog ci chef de quartier bi di Serigne Samba Diallo Pape Ibrahima Faye di fi taxawal monsieur le ministre maire Mansour Faye moom it bu njëkkatee nuyoo bi teg ko ci loxoom defe naa ne dina ko wasaare ci waa Ndar yépp di teg ci nuyoo bi docteur Ndoye ci la ñu ko fekk mu toog ci yar bi ak teggin yi ci dalu intellectuel bi miinante wun waaye ci jataay bi rek wax dëgg yàlla ñun sama rakk Adja Thiané Diop ba jóge ba Paal ñëw fekk si bisu Ibrahima Seye bi mën naa ci boole sama sœur Ken Bugul Faye di responsable national ci sunu parti di coordinatrice conseil consultatif des jeunes fi laa ko fekk mu toog fekk fi Adja Thiané waaye mën naa ne ci suñu délégation bi jóge ci président Modou Diagne Fada ci la ñu bokk di nuyu un des responsables des jeunes bu jël parole moo ma précédé muy Ahmed Diagne li mu wax am na solo et on a pris vraiment bonne note di nuyu tamit le responsable des jeunes muy Amadou Baro jël na fii parole li mu fi wax dëgg yàlla rafet na di nuyu keneen ku nu précédé suñu benn jigéen muy Mami Ndaw nga xam ne bi ma toogee ba sànq ba léegi ñoo ngi waxtaan yu ci bari aussi ma soxla ci renseignement moo ma koy jox avec sa gentillesse di leen wax ne nag bis bi am na fu mu ñu toll am na fu mu toll le président Modou Diagne Fada ndax moo bëggoon a ñëwal boppam teewe ko waaye nag ay gàllankoor de dernière minute moo tere mu ñëw mu woo ma vendredi mu constituer boppam tam délégation bi pour wax ne leen ni ñu àndal du n'importe qui ci partim ne naa ñëw bàyyi lu ma doon def ñëw teewal ko ci bisu Ibrahima Seye bi parce que Ibrahima Seye li mu wax ndax moom nag damay indi textuellement rek li nga xam ne mooy message bi mu passé naa ko indil ci fi nga xam ne Ibrahima Seye le coordinateur de notre parti à Saint-Louis noonu la fi taxawee boobu message nag laa leen bëgg a jàllaleel yéen ñi dëkk ak moom yëpp ngeen gis ko fii moom photo nañ jël naa sax téléphone pour am par WhatsApp lépp ndax affaire bi lu ñu wax itam li ñu fekk fii moom il faut imaginer rek ñu boole koog loolu yónnee ko le président Fada mu teg ci bëtam Ibrahima Seye
il est membre fondateur de notre parti man délégué nan ma ba tàyyi ma ñëw Saint-Louis le premier placement des cartes de Paal Saint-Louis jusqu'à Matam maa ko def fekk naa ko fi ku jàmbaare la constance am tamit président Fada nee na naa ko wax yéen ay dëkkandoom boo ko gisee des fois da nga naan dafa naqari dara mais il est rigoureux lu baax da koy jaral benn rigueur bi ba nga xam ne day du ànd ak sax sagoom loolu li ma ciy def firnde rek mooy gàmmu le président Modou Diagne Fada day def tournée à Louga mais bu nu ñëwee kër maam Cheikh Mbaye Ibrahima Seye ci bëgg lu baaxam day perturber protocole bi ne force da ngeen di def lii te force ñu def ko ndax comme li ma wax ci bëggam lu baax da ciy indi benn rigueur ba da ngay defee ne du ci ànd ak sagom boobu tempérament nag ku baax ku lu baax la di nit dëggoo mi tamit ñun waa parti bi xam nañu ko amul daray tappale man bi ma nekkee mandataire parti bi il nous arrivait nu jokkoo waaye na muy waxee ak dëggu gam cay àndal su may rendre compte le président Fada wala may rendre compte la direction du parti li may wax Fada dama naan ko Ibrahima Seye moom ku dëggu la lum ñu wax au téléphone sur le terrain dañ ciy teg suñu bët lu ñu wax au téléphone sur le terrain dañ ciy teg suñu bët te à Saint-Louis on avait un problème de coordination Ibrahima Seye mi xam na li may wax moyens yi fi daan ñëw sax ci politique dan ma koy jox parti bi dan ma koy jox je bloque ça à Louga parce que finalement dañuy hésiter kun koy jox defe naa Ibrahima Seye tu te rappelles am na élection yoo nga xam ne nii am na ko àndoon ak ñun du ma tudd benn tur ne ñun la àndal ban jël moyens yi ñu jox war ko yónnee xaalis bi ndekete yoo lal na leneen ci suuf ñu woo ma de Dakar ne ma bu xaalis dem Saint-Louis may leen mais li tax la daam mi ngi may woo ñu ne dee danoo am yeneen information te la ñu waxoon lañ teg bët kooka moom danoo naroon na li xale yi naan Père Ndiaye encaissé suñu stuut ba pare ànd ak këm bëgg a àndal mais Ibrahima Seye daal dama leen di wax ne ku dëgg loolu lum ñu mas a wax teg nañ ci suñu bët suñu joxee un avertissement lam ñu wax dafay mel ne sax moom macha allah dafa am vision dans le futur dafay mel ne moom lim ñu wax déjà da koo gis sa egseegul loolu lépp dañ ciy teg suñu bët muy ku baax ku lii itam jëru sax ma koy tudd maanaam communicateurs yi dañ koy wax chaise mën nga ko louer fauteuil mën nga ko louer mais ay nit kenn du ko louer kenn mënu louer ay nit. tey sama xol dafa sedd guy ma da wax ji du bare ndax ay kilifa ñu fi toog depuis 17h ba léegi docteur Ndoye ñu xam ni réunion bu nu mës a def ba heure julli jotee mu ne na leen dagg lépp ñu dem julli ji. moo tax bi sànq bi ñu jullee bi ñu noddee gee sama xel si moom la dem ma téye gi fii vraiment maa ngi ko sant di ko gërëm bu baax a baax a baax di remercier doomu aadama am loo xam ne du ma ko fàtte mukk di remercier Modou Diagne Fada defal na ma loo xam ni du ma ko fàtte mukk ba kaw si kaw suuf ndax bi ma yóbbu université mel woon nii tey mu yóbbu ma fa kon lu waay mën a def si àddina bul fàtte démb moo tax du ma ko fàtte mukk du ma ko fàtte si sama cursus lépp du ma ko fàtte di remercier délégation bi mu fi yabal Cheikh Mbacke vraiment sama frère la dëkk Louga te Louga dafa am lu mu bokk si man ndax maam Cheikh Mbaye bu Louga moom fa la dëkk te moom moo meññ sama waajuru jigéen kon du ma ko mën a du ma waaye Louga bu nu egsee man dama waroon toog si suuf ndax Louga moomu mujj gis maam Cheikh Mbaye te moom laa yaakaar àdduna ak alaxira de remercier femme APR maire Ramata am na sax juum naa waroon jiital délégué de quartier ndax këram la ñuy réunion dafa defee lépp kuy jàpp fa ngay jàpp lu waay mën di def fa ngay def kon politique di remercier sama sœur Ami Ndaw Mami Ndaw vraiment depuis longtemps bi ñu jàppee bis ba léegi mi ngi si sonn di remercier sama njabootu bopp nga xam ne ñoom ñoo ànd depuis longtemps Modou Diagne Fada boole nag ñoom muy kenn bugul fay muy Mohamed Diagne muy Baara Lëy ba pare boole nag suñu yaay dajal nañu Solankos ni leen am ngeen yaay boo xam ne moo fi nekk muy caane muy nas fu dëng xam nga politique y a des hauts et des bas mais fu yëngu rek mu woote defar mais man vraiment maa ngi sant waa LDR Yeesal yi nekk si département bi yëpp di remercier maire Aïda vraiment moom ni ko loo xam ni nit
am ñoo xam ne tant que approché woo leen rek doo leen xam réunion depuis réunion yëpp moom moo koy présider vraiment nekk yaay joo xam ni uf ñëpp je pense que lépp lu ñuy wut si politique ak leneen lu du politique te mu neex yàlla mais ay na ba yàlla ba gën a ëppale de remercier koo xam ne kenn la si man muy madame Sène ku ne xam nga sama diggante ak moom rek moo ma mën a nit def ma lu ma metti ma yëkk muy madame Sène vraiment moom du ma ko toog fii sax di ko gërëm dama koy bàyyi ak suñu borom am na lu bare xam na am na fu ñu jaar de remercier sama collègue de service yi fi nekk yëpp ñoom Ñaaña Diallo ñoom Abi Diallo Papis waa Kourous kenn desul di remercier Loum xam ne ñoom ñëpp ñoo ngi fi am na ko xam ne rek dama koy sant baax a baax mooy Pa Ibrahima Faye lu nekk dégg naa ko dem nañ bi si Modou Diagne Fada dem nañ si Fada lu nekk Fada ni ko pif mais moom moo ma taf si boppam jël comité ad hoc bu coordonné bu Benno Bokk Yaakaar ni dugal si Ibrahima Seye xam nga donc kooku nit ñi vraiment war nañ xam ni ràññee la part des choses Fada mooy sama mentor politique ku ma gis tey si kaw scène Fada tax ku ma seen ma toog si kaw podium di wax wala ñu may dëkk bi ñuy wax sa yi ngi ne dem Fada moo tax mais tamit loo gis am na jàppal ak diw di ko remercier bu baax a baax di ko remercier am na loo xam ne du ma wax si mbooloo mais jëlee na ma si état boo xam ni yóbbu ma si benn état boo xam ni bu ko neexul woon du ko def mais kon di sant bu baax a baax yëpp di sant sama waajuru jigéen mi nga xam ni vraiment moom tey su ma bokkee si deret bu baax moom moo tax di ko remercier bu baax a baax di remercier tamit sama soxna ndax elle a fait beaucoup de choses déplacé wu na dugg porte à porte depuis 2 semaines di def porte à porte de remercier ñëpp de remercier koo xam tamit kenn la si man koo xam ne sama frère la koo xam ni dootuñu ñaar kenn lañu muy Momar Fall coordonnateur APR bu Gannaaw Raay de remercier ñëpp su ma limee damay juum damay remercier ñëpp Adja Sora maire Omar Sy ñëpp ngi toog su ma limee damay juum leen daal laay wax monsieur Pa Ibrahima Faye di wax mais Aïda maire Aïda Ginnaaw Raay gi sonn nañ trop nawet bu xiinee ñëpp tiit te loolu balaa ñuy defar Ginnaaw Raay structuration il faut que mu am monsieur le maire mi ngi def lu mu mën Ndar wax nga ko fépp en 1828 xaw ma 1970 la mu fi fekkoon si goudron ak tey fi mu ko yóbbu boo duggee nord ak sud xool li mu fa def éclairage public mi ngi def lu mu mën daanu nag dajul suuf mais di sant di sant bu baax a baax di wax monsieur le maire ñoo ngi koy yónnee si yéen Ginnaaw Raay des na structuration Ginnaaw Raay foncier Ginnaaw Raay yéen leen ko yebal woo nañu nii dafa xaw a jàpp mais lu teq su nopp ay maire Aïda Mbaye ak Pa Ibrahima Faye dina egg si moom Ginnaaw Raay sonn nañ trop loolu ay doléance la yoo xam ne da leen koy wax moo tax daanaka moo gën a war lii am fi si quartier bi sunu yaay yi tamit calebasse yi maire Ramata sunu yaay yi jàppale leen si calebasse yi ngay def nga boole leen si xam ne ñoo ngi ay femmes de développement lañu maire madame Ndaw mais moo yor famille chaque ajuma ñoo ngi seen kër yi di dajale ay xaalis ay centaine de millions boole leen si calebasse yi foncier Ginnaaw Raay président waxoon na ko daaw jéeg structuration Ginnaaw Raay président de la République Macky Sall wax na ko si conseil des ministres tudd Ginnaaw Raay kon dañ leen ni ñaax ngeen waxal ma monsieur le maire vraiment Ndar set na wecc Ndar rafet na mais Ginnaaw Raay des na lool beneen bis dana fi muy mujjee mooy carte yi danoo bëgg élection yee passé dañ doon wax Mansour gagné nag Mansour gagnewul élection yi dañ bëgg mu leer naññi au soir du 23 janvier ngeen dem jëlee carte yi ngeen voté Mansour Faye massivement Modou Diagne Fada am na lu ko doy sëkk mooy conseil départemental bu Kébémer ak maire bu Daaru Moussi te moyens yëpp la fi def pour journée bi mel nii su ko neexoon dug si fekk Mansour moo ko waroon financé Pa Ibrahima Faye def na si loxom bu mag mais moom mënu ma sëy lépp lu muy organisé naa ko dugal sama loxo kon tey journée bu mel nii gàccaay ngalaama Modou Diagne Fada ñoo ngi sant bu baax a baax coalition Benno Bokk Yaakaar bi di sant ñëpp ngir yàlla vraiment sama xol dafa sedd ba xam ne mënu ma wax lépp mais Pa Ibrahima Faye daal doléance yi Ginnaaw Raay di ma wax
da ngeen ko wax monsieur le maire ginnaaw raay sonn na trop ginnaaw raay des na éclairage bi des na lépp des na lépp des am loo xam mënu ma ko wax fii maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Baro maa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax di sant Assane Diaw di sant Gora Diaw di sant l'ensemble des jeunes quartier bi yëpp di sant sama sœur bopp nag muy Mami Ndaw bi affaire bi commencé bi léegi moom moo woo Ada Koli moo woo mobilisation bi moo woo ñëpp di woo docteur Ndoye wax naa ko sànq nee naa leen bi ñu noddee gee sama xel si moom la dem bu mu nekk nit ku pieux nit koo xam ne vraiment depuis ñun bi nekkee xale ba léegi musul jóg si réew mi rek la mos a nekk réew mi kon asalaamaaleykum wa rahmatullah su ma juumee di sant Gelewnal Ndaw di sant ñëpp depuis lors yéen a ngi si def lu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah sama xol sedd na guy maire Fatou Kébé maa ngi sant ñëpp maa ngi sant imam Diagne di sant Adama Lawbe ñi ngi sant ñëpp maire Thiané maa leen sant waa Gox Mbaaj maa leen sant waa Paal maa leen sant sama mbokk LDR Yessel vraiment maa ngi leen sant bu baax a baax di remercier Fatou Thiam député dama ko fàtte woon woo na ma téléphone ni ma dinaa yabal sama njaboot ñëpp ñu ñëw kii ko représenté ma nga ne madame Taw Yacine Mbaye di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nuyu di leen sant mais surtout di jégalu lu tax ma ni dañuy jégalu parce que Ibrahima Seye du woon tey la prévoir woon meeting bi daje bi démb nañ ko waroon def ñëpp xam nañ ni suba jour ouvrable la mais bëggoon ma teew moom moo tax ba ma nekk le premier du ma nekk Saint-Louis damay génn waaye Mansour dana teew Ibrahima ni bu dee même Mansour bu dee teew nañ ko yóbbu le 2 comme ça yow ak Mansour yëpp ngeen teew loolu moom moo ko indi dimanche bi mais ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax di nuyu autorité yu fi teew yëpp administrative comme coutumière comme woon loolu slogan la parce que Ndar demoon na ba nga man je me rappelle en 2014 bari ñëw avant ça 2014 2012 9 moto pompe dañu jox def ci carburant bu doy loolu tamit ñu koy seede fii donte loolu monsieur le maire def na ko Ibrahima Seye mii mënoon na wax ni lu nu jox doy na waaye day génnee ci poosam ci quartier am donc fii ñu nekk di leen jox carburant am na benn guddi bi nga xam ni daf ma jël ba 2 heures du matin ma ànd ak moom ci biir quartier bi pour wane pas-pasam fii nii ginnaaw raay monsieur le maire ñëw na fi ci nawet bu tar mu xool gis askan bi nu ñuy dundee benn mardi la woon mu ni leen lii nii metti na trop mais fokk ñu def plaidoyer ci état bi ci président de la république pour que ñu def lotissement wu ginnaaw raay ak Médina Course ak Jaminaar mardi la woon mardi la ko wax mercredi bi ci suba si ma xam ci lu nekk ci woote mais tey yey nañu ñun ñëpp parce que comme ni ngeen ko waxee luye 16 am na waaye luye nit amut te taxawaay bi nga xam ni moom nga taxaw biir ginnaaw raay boo ko taxawul woon nit ñi dund wuyu waxuma la sax ginnaaw raay parce que tey ñu la wuyu am na ñu nga xam ne bokkuñu ginnaaw raay am na ñi nga xam ne ay kilifa nanu def dérangement pour ñëw wuy si la délégation bu nekk ñëw na fi dem parce que sa taxawaay moo rafet nit koo mënul def dara rek fekk na lam la def moom moo tax te nag ku gis Ibrahima Seye looy njëkk seede ci moom mooy yar bi nga xam ne moom la yor et ki nga xam ni coono du ko tiital man université laa ko fekk waaye lu ma impressionné fekkew ma dan ma nettali ci Ibrahima Seye
moom chef de village la duggee biir université ba muy dugg di chef de village amul woon bac donc bac mi ngi ko amee biir université xam nga nit mun nga am liggéey commencé am koppar nga topp koppar gi waaye foofu dañ ko jël muy carrière ni loolu doyuma damay am bac mu amee bac biir université loolu doyul mu dem inscrire biir université yëpp mi ngi liggéey ba muy am master nga xam ni au-delà de la politique modèle la ci persévérance mooy nit ki nga xam ni bu jàppee dara du bàyyi te yoon lu mu gudd da ciy dogu di féddali li nga xam ni sénateur wax nga ko fi mooy dëggam daal fu mu ko fekk kenn du ko katere mu wax dana ko wax ci yar ak teggin te loolu moo am solo nit kooku bu ànd ak yow saa soo tëddee mun nga nelaw saa soo ko dénkee tamit xam ne la nga ko dénk daa ko fa fekkaat te kooku mooy Ibrahima Seye mu nekk ak ñun ci zone bi waxuma le fait que mu coordonné li nga xam ne mooy LDR Yeesal au niveau du département mooy ginnaaw raay parce que ci parti ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak li nga xam ni mooy APR sunu kilifa di Mansour Faye xam na ni sunu structuration parti àggagul fi mu war a àgg mu def ko ay zone mu jël juróom-ñaari quartier bii ci la bokk ginnaaw raay bii mu dénk ma ko sur le plan politique ma koy animé naturellement Ibrahima Seye ginnaaw raay la dëkk mais pour wàll na ni la woyofam moom représentant parti la mënoon na ñëw ni man duma ko coordonné parce que tamit li nga xam ni am na tamit ci Benno Bokk Yaakaar ci li nga xam ne mooy mouvance présidentielle mooy sunu zone tamit fii rek ngay gis parti yëpp bu ndee réunion ñun ñëpp ñu koy bokk ràññeewuñu ku nekk APR ku nekk beneen parti ràññeewuñu ko ñu organiser wu ñun tamit de telle manière que 7 quartiers yooyu yëpp képp ki nga xam ne yaa ngi bokk APR am comité ñu boolee la ci CCQ wu quartier boobu nga bokk loolu doyut comme que 7 quartiers la man mënuma ko gérer man kese man ni quartier bu nekk na gérer ci biiram am autonomie ñu jël benn CCQ teg ci kaw muy coordonné ci quartier boobu noonu waaye ci 7 quartiers yi benn programme moo am de coordination ñu créé benn comité ad hoc bi nga xam ne moo coiffé 7 quartiers yëpp Ibrahima Seye bii ci comité ad hoc boobu la nekk comité ad hoc boobu man maa koy jiite ki nga xam ni mooy sunu mag Cheikh Oumar moom mooy coordonné comité ad hoc boobu mais ñëpp ñi nga xam ni ñoo nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar te dëkk sunu 7 quartiers yooyu yëpp waa Rewmi waa parti socialiste donc parti yëpp donc dañu nekk ci comité ad hoc boobu noonu ñooy toogandoo di waxtaan di xool la nañuy tëral ci animation coalition bi ci biir quartier bi Mansour Faye lépp lu mu digle lu mu wax ñu jëlee ko ci réunion wala mu joxe ko président Macky Sall joxe ko te mu jaar suñu loxo ñun dañ koy andi ci comité ad hoc bi ni dañ ko waxtaanee buñ ko waxtaanee ba pare décision bu comité ad hoc bi jël moom na ni wasaare ci yeneen quartier yëpp ci 7 quartier yëpp moo tax ci sunu ànd dafa rafet boo dee xool moom mi sax dañ ko koy accusé biir Saint-Louis dañuy defe ni affaire la bokk doo ràññale te wóor na ma ni ci biir ginnaaw raay ak si biir zone bi ku la waxul ni Ibrahima Seye LDR Yeesal la bokk doo xam soxla askan bi et je pense que bu dee loolu nañu jiital sunu kanam rek je pense que coalition bi daanu doxal nu war a doxalee parce que loolu jaamu yàlla la
jafe-jafe yi metti na lool rawatina ci quartier bi nga xam ne moom mooy quartier bu mujj ci quartier wu Saint-Louis mooy 33e quartier